une heure benn waxtu jot ca Ginimira Aéré Lao Fuuta la fare xabaar yi digg njolloor asalaamaaleykum li gën a fës ci boppi xibaar yi bokk lu jëm ci kaddu yi soxe ko ci Barthélemy Diaz dëgmal ci njiitu réew mi moom secrétaire général wala boog ak secrétaire général parti socialiste moom njiitalu gox bu meex mu Sacré-Cœur gis ne daal élection législative yi jàll du dara lu ca baax dañ ko sàcc te lu jëm nag ci li nga xam te moo di wàllum Khalifa Ababacar Sall complot lañ ko mën a duppee ci niñ ko jàppee. soxal wàllum criminalité xeex ko ba mu rek jóge ci dëndu Afrique rawatina fii ci Sénégal moo waral ndaje intergouvernemental ñoo amal ko ca Saly waxtaane lu ni mel fexe ba wuti ay saafara GIABA di groupe bi xeex lu ni mel nar cee dox ay jéego. ambassadeur bu réew bu France teewal France fii ci réew bu Sénégal soloon ay dàllam dëgmal ci dëkk bu sell ba Touba yóbbu njaaxalam ci xalifa Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ginnaaw làquk Serigne Cheikh Sidi Al Mokhtar Mbacké. lu jëm ci li nga xamante ne ni moo soxal rek wàllum bokk moomeel yi du lu bëri ñu di ko teg gët soxna jiite ab gox HLM 4 bokk ca Adja Anta Diop lay wuyoo ña yewoo ca gox ba rafetlu taxawaayam ak nam fa nekkee ci atum 1972 ba tey la fa nekkoon yeneen ci ponk ci kanam ñu faram fàcce ko. nuyuwaat leen dal jàmm mbokk yi ci yatle xibaar yi digg njolloor yi ni ma ko junjee ci ndottali bokk na lu jëm ci kaddu yu soxe ko ci njiitalu gox bu meex mu Sacré-Cœur dëgmal ci kilifa réew mi jàpp ne jongante yi lii wees jëm ci pencum ndaw réew ma dara lu baax amu ci ay sàcc sax mën nañ ko caa duppee ci yooyu li jongante yemu ca moom Barthélemy Diaz xam le ne mbir mu soxal Khalifa Ababacar Sall mën nañ ko duppee ab complot dëgmal ko ci moom soxe ko it ci parti socialiste ak Ousmane Tanor Dieng ñu teewlu kii di Ibrahima Fall moo fa demoon déw Khalifa Sall dinañ ko may jàmm dina féex dina delluwaat ci ay njabootam te incha allah dina taxaw ci élection président 2019. lii mooy kaddu njiitu bokk moomeel bu Sacré-Cœur bootu ci ginnaaw Khalifa Sall fas yéene ko samp mu doon seen mbër ci élection 2019 yi fi ñu ko wekk nag mooy Khalifa Sall dinañ ko libéré. ñu dugal Khalifa Sall ak ñu mu àndal ci kaso bi ngir complot politique boobu nag. suñu demee fu mbaxane doone benn suñu avocat yi amuñu xel ñaar ay nit yu xarañ nañu xam nañ seen liggéey te xam nañ le droit Khalifa Sall dinañ ko may jàmm. jóge ci wàllu woowee daal di song nag kiiti njiitu réew mi di Macky Sall ak Ousmane Tanor Dieng. xaw ma fan wante ndakaaru bii moom xam na ñun xam nañu yàlla xam na ko gañewu fi lu fi am te luñ fi def mooy sàcc ay élection loolu moo fi am waaw. kuy sàcc élection nag mooy kuy génn 3 heures du matin ñëpp ngi nelaw yow ngay joxe ay résultats te yow constitution mayu la yow ngay joxe résultat yow doo structure bu yoon may sañ-sañ muy taxaw di joxe ay résultats provisoires ba di joxe ay résultats définitifs loolu taxawaayu kuy sàcc rek kay def loolu man nag procureur de la République mu may dégg. suñ jàppee ne que lu mu wax ci président mooy président ak ñu mu àndal dañu sàcc ay élection damaa wàccee yoon nañ ma woo ma won leen nu président sàccee ay élection président nag sàcc na ay élection ci élection législative yi lu mu nam ma def nag mooy sàccaat élection yi ñëw nii mooy élection président yi. kaddu yi Ousmane Tanor Dieng yëkkati woon te ñoom Barthélemy Diaz jàpp ne ay xoqatal la ñoom ñooñee ñu ngi koy ñaax mu ñëw ca Mbour dimanche bii ñu jëm bu dee mu ngay wéy di aaye logo parti socialiste wala turam dina leen fa fekk. ñu daal di fekki Modou Diop ca Mbour Ibrahima Fall wax leneen lu soxal nag criminalité ni mu ko junjee ci ndorteel yi xeex ñooñee di def ñaawte fii di faat doomu aadama wala boom bokk ci ndaje boo xam nag groupe intergouvernemental ñu koy duppee GIABA ñoo ko taxawal seq ko borom yi xam-xam waxtaanee fexe ba wut ay pexe yoo xam te daal bu ñu ca jaaree daañu mën a fexe ba loolee ñu saafara ko ñu teewlu ci Mamadou Diop. ngir fexe ba xeex ak bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy luubalkat yi maanaam defkatu ñaawteef yi ci wàllu koppor groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest te ñu koy tuddee GIABA amal nag benn lal bu muy tàggat ay nit jëm rek ci wàllu analyse stratégique. Les statistiques. J'indiquais les CRF, ce sont les cellules de renseignement financier. Ce sont ces structures qui ont à charge d'examiner les dossiers qui leur sont soumis par les assujettis, que sont les structures financières ou d'assurance et autres. Et à partir de ces rapports,
les cellules de renseignement financier analysent donc les dossiers et lorsque elles estiment qu'il y a des indices avérés de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les cellules font un rapport donc aux juridictions et les juridictions engagent les enquêtes nécessaires. ki nga xam ne mooy directeur général bu GIABA moom kat nee ne organisation bi mu jiite du mën a arrêté wala muy sanctionné kenn dafa di rek ne ñoom dañoo jóg taxaw ngir gunge ñi nga xam ne ñooy état yi. Et si nous regardons l'environnement, nous constatons que de plus en plus il y a un renforcement des capacités. Nous venons de participer à la formation des magistrats des hautes juridictions des États au niveau de l'École nationale de justice. Oui, l'École nationale de magistrature de Paris. Et je puis vous dire qu'ils sont prêts pour passer à l'action désormais. loolu sax moo waral ki nga xam ne mooy colonel Adama Coulibaly de sàkku ci njiitu réew yi ñu collaborer bu baax a baax ak waa GIABA. Donc il faut que au niveau de nos juridictions les registres soient tenus en conséquence avec la possibilité de pouvoir nous donner tous les renseignements, toutes les informations sur ce type d'infraction. waa groupe ECMO ñoom ñëw dolliku si ci mbir mi ñoom kat jóg nañu taxaw ngir jàppale réew yi ngir ñu mën a xeex bu baax a baax ak lu jëm ci wàllu criminalité financière ndax kat ki leen fi teewal ci ndaje mi nee ne lu ni mel amul frontière. koppar yu xëy la bokk koom-koomu xew bu Sénégal nekk ci jéego di noyyi waaye nag terewul ñoo des nañu xam ne naam téeméer boo jël wala bokk 6% lay doxe ci ko taux de croissance terewul nag njaw di des nañu xam ne ginnaaw bi waa Bretton Woods ñoom gis ne daal am na ci lu bëri lu des lu ñu war a jooyante jëm na ci nag lii di ay bor yoo xam nag ñu ngi ko gàll ci ndoddu xew bu Sénégal fu mel ne nag yenn ci ay gox fii ci xew bu Sénégal di dundee ay jafe-jafe bokk na ci nag ndóol rawatina fële ca quartier ñaari tali fa Taïba gox la boo xam daal ñi askanoon ñu ngay sàkku ndimbal jóge ci gouvernement bi lu jëmit ci li nga xam ne moom moo di bourse familiale bi naam ña ngi koy rafetlu ci doxalin yu ni mel terewul ña ngay sàkku wàllu ñu teewlu ci Djibi Sarr Dioni. koomuk réew bu Sénégal mu ngi dox bu baax mën nañoo wax ne sax réew mi bokk na ci réew yi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk ci Afrique subsaharienne yi gën a baaxle koom mu nekk ab yëglek FMI ak gouvernement bu réew bu Sénégal boo xamante ni ñii di yeewoo ci quartier bi ñu wax tey ba nekk ci ñaari tali ñoom dañoo jàpp ne ay gént dong la. man sama wàllum liggéey doxul mooy lan sécurité te sécurité dëkk bu amul sécurité du dem. ñàkk bi da xaw na fi am parce que dañuy faraatu di góorgóorlu rek loolu moom ñàkk bi moom xam nga feeñ na fépp la moom sax. te am na ñoo xam ne ñu ngi ci tolof ay jafe-jafe yoo xam ne mënuñoo dem fi ñu toog fa la ñuy toog rek rus nañoo dem di ñaan rus nañoo àbb fi ñu toog fa la ñuy toog ñii mën a daanoo ko jóg ñi ngi daanoo ko jóg mais am na ñoo xam ne mënuñu ko. waaye boo xëyee suba da ngay tontoni ba jant bi so yenn saa yi sax doo am loo dundee kon metti na daal. 2018 nekk na atum social si bu ñu sukkandikoo ci njiital réew mi waaye askan wi yeewoo ca Taïba ñoom ba tey nee nañu ci suñu ci seen bopp. waaw non man moom sentiruma ci sama bopp quoi. xëy na day jog a commencé moo tax mënaguñ cee gis suñu bopp bu demee ba ci kanam mën nañ cee gis suñu bopp. man de gisuma sama bopp noonu de maa ngi foraatu nag waaye man gisuma sama bopp noonu moom. nit ñi moom wax dëgg yàlla gisaguñu ci ñun boog suñu côté boog gisuñu suñu bopp moom metti na moom. ñuy rafetlu bu baax a baax lii di bourse familiale yi gouvernement bu Sénégal di ko joxe waaye teewul nee nañu bu ñu sañoon mu gën a yokk. Macky ñëwee wàññi na lu bari fii tamit ndax bu wàññiwul lépp it bourse yi moom wax dëgg neex yàlla yegsi na fi bu baax. mu yokkuwaat dund bi comme ni mu war a def nii ay bourse ñetti weer bu ko mënoon def weer bu nekk mu jox borom njaboot yi. taux de croissance bi nag ci koomuk réew bu Sénégal mën nañoo wax ne toll na ci daanaka téeméer boo jël juróom benn ya waaye teewul ñu ci bëri ci askan wi nag waaye nag lu ci bëri ci askan wi ndóol la ñuy dundee ñii yeewoo ca tey ba nekk ci ñaari tali ñoom li ñuy sàkk bokk na ci nguurug Sénégal gën a lal ay pexe ngir gën a mën a yokk koom gi ci réew mi yépp. Joni Djibi Sarr ginnaaw jëfin ju ñaaw jamono ca bayo fële ca bayot wala boog boo fa bayot mu mel ni ñii di waa Kekando di rek ay kuréelu étudiant fii ci Ndakaar ñoom nag génn seen lël ji sàkku rek ak waxtaan woo xam daal ñi nga xam te ñoom ñoo di waxtaan wi MFDC seqoon nag kilifa yi ñu gën ko wéyal fexe ba jàmm daal di dellusiwaat ci seen diwaan googeel yi ñu jàpp ne sax ne la ñu war a njëkk a xeex bokk na ci daggum garab ga ak jaay gi nga xam ne dëppawut ak yoon ñu daal di ko fa jëlee tey loolu lépp nag ñu daal di sàmmoon teg loi bi nga xam te ni mooy fas yéene aar lii di alam bi di suñu càcceef ñu teewlu ci kii di Mouhamadou Diallo.
ñu bokk benn taxawaay booloo def benn say ngir ñaawlu yi nga xam ne moom moo xewoon sa àll Boffa Bayotte étudiants yi fu mu toll nii benn cadre rek la ñu am di ko jëmee ci jàmm delluwaat ci Casamance. te ñu jàpp ne amul benn république amul benn dëkk tey bu am développement fekk jàmm amu fa donc ma jàpp ne tant que jàmm amul ci portion Sénégal bi yëpp je crois pas que duñ mën a wax jàmm ci suñu réew. képp koo xam ne ay jàmm la tax a jóg ñu ngi lay woo nga dugal sa bopp ci coowal Casamance bi parce que Casamance ñëpp la. ci wutum jàmm boobu étudiants yi jàpp ne lenn lu ci am solo la muy wàllum waxtaan. ñu taxaw di lancer appel autorités yi nga xam ne ñoom la concerné muy MFDC ak état du Sénégal ñu gën a maintenir jàmm ci Casamance parce que li nekk di xew Casamance j'espère que baaxul ci réew mi. ñoo ngi ñaan état bi ak MFDC ñu continuer ci loolu noonu beneen wàll bu ñu bëggoon wax tamit mooy ñu situer responsabilité yi parce que tey li ñaaw na trop. beneen mbir bu soxal étudiants yi lool muy wàllum trafic beeg dagg garab yi ci àll yi ci Casamance Kekendo mi ngi woo nguuru Sénégal ngir mu jël matukaayam yëpp ngir ñu respecter loi bi ngir sàmm alam gi. état bi génnee na ay décret maa ngi ñaan ñu mën ko appuyer doxal ko parce que tey décret boobu def na importance boo xam ne buñ ci impliqué population bi normalement li warul doon problème. doomu aadama yenu faat ci Boffa Bayotte ba léegi ay kàddu ñun ciy jib étudiants yi ñoom jàpp ne dund joxoñ baaraamu tuuma kenn lenn rek la ñuy sàkku mooy jàmm delluwaat sa Casamance ndaxte jàmmu Casamance mooy jàmm Sénégal. Diallo Mouhamadou jàmm nag amagul ci njàng mi ndax bokk na ci li ñuy duppee syndicat autonome des enseignants ñoom nag daanaka nekk ci xeex ak gouvernement bi dëgg ginnaaw dumoy gi ñu dumoyoon classe yi amalub débrayage ci ñi talaata ji wees amalaat nañ ko niki démb dumoyu salle de classe yi ñoom nag gis ne daal sax naam sax am na àjjuma bi ñu dëkkmal waxtaan yu war a séq ak yelimaani jëwriñ ji di jëwriñ ju njëkk ji ñu ci bëri si ñoom àddu nañ ne nag boo moytul du xeeñ neex ndax dafa bokk ci itteem moom gouvernement bi mu daal di fas ne njàng mi tegu ci aw ñàll woo baax ñu ànd ceek Ndeye Fatim Lo. bokk na ci li sabab grève bi mooy ñàkk matal accord yi ñu jot a signé ci atum 2014 te pourtant yooyu le accord nguur gi gisoon na ni ko mënoon na ko def waaye ba tey ji jëfewu ko SAEMS gis na ni nguur gi daf la ñuy provoqué te wàllum njàng mi bokkul ci yi nga xam ne moom la gën a fulaal. depuis régime am toog dañoo commencé di piétiner li nga xam ne moo doon ay acquis ñu amoon ko ci nguur yi passé 33 points yooyu boo ko xoolee ñett la ci saafara te ñett ya gën a néew lañ ci saafara. gis nañ ne doxalin bi quand même tey na suñu xel lool parce que ci ay provocation la ñu nekk li ñu war a saafara ñu ko ñu ngi defal ñeneen ñu leen neex mais secteur bi moom dañ ko fàtte parce que secteur bi ñoru leen. grève bi bokkul ci saafara yi gën suñu sukkandikoo ci jàngalekat yi ñàkkum pexe la ndaxte defuñu ko ngir pénaliser ndongo daara yi. tey jii ñun ñooy njëkk waajur yu njëkk ci ndongo daara yi ñun la ndaxte ñun ñoo leen di jàngal ñun ñooy seeni waajur donc bu leen yaakaar ne mukk ci kontaan la ñuy génnee suñuy classe xol bu naqari la ñuy génnee suñuy classe te dañuy ñax ndaxte te dañu am lu ñu metti kenn fulaalu ñu kenn faydalu ñu moo tax ñuy génn suñuy classe. gannaaw ba leen ministre bi yor wàllum liggéey bi recevoir ñoom nag dinañ am ab audience ak premier ministre àjjuma bi mu doon ab lël boo xam ne bu dee yokk na yaakaaru jàngalekat yu bëri. poñ yi nga xam ne ñoom la ñu d'accord ak ñoom waxaguñ ci dara lu leer te ñun ci loolu lañ leen di xaar. am nañu rencontre ak premier ministre bi yaakaar nañu dinañu wax li nga xam ne xel dina ko war a mën a nangu. ñeneen ñi daanaka xaaruñu dara ci lël bi lay. 2016 même premier ministre moo woote woon ndajo signé lu ñu doon wax protocole d'accord boobu boo ko jëlee tegaat ko tey la même chose la. ñuy xaarani nu wànnent di mujjee ki gëtëm SAEMS fas yéene na wéyal xeex bi wante alxames bi jàngalekat yi ñoomee dinañ dellu ci seeni classe. Fatim Ndeye Lo bokk na ci lu ñu war a waxaat ci wàllum njàng moomee jëm nag ci ndongo yi nekk ci daara ci nga xam nag moo digg doome banqaasu ci nguur gi di enseignement public bokk na ci docteur Samba Gueye ak it école Amadou Traoré Adama Ndiaye HLM 4C ñoom nag ñi ngi woon ci mbedd yi ni ki démb ci àllarba ji ngir ñaawlu ñii di seen i njàngalekat yi ñàkk a jot seen payor mu mel ne sax yemuñ ca dem nañ ba ci seen i yeneen naataango privé bi ñu daal leen di génn ci salle de classe ya
lu ni mel ñu ciy sàkku nag nguur gi mu àddu ci gaaw daar fexe ba saafara mën a am ci jafe-jafe bi nga xam nag mu lëmbe bërëbu bekk njàngale mi ñoo di ceeg soxna Abi Gueye ci reportage. dong la ñu bëgg mooy jàng ñoom di ay ndongo yu nekk ci ay CM yu Ndakaaru. àllarba ji nag lañu xëy génne leen ci seeni classe li ko waral seeni jàngalekat ba tey jotaguñu seen payoor. ñu toogee noonu suñu école am benn waa école bu ñëw di sànni xeer fekk ñun ñu ngi doon jàng buñ doon jàng rek ñu jéem daal di gis nii léegi nag buñ laajee rek xeer yi di dal ñu laaj la moo xew nii prof yi naka def fayu ñu leen prof yi nee na fayu ñu leen. dañoo fekk c'est en plein cours ñuy def cours ñu génnee ñu sànni ñu ay xeer ñu tam ñu dem génnee yeneen élèves yi parce que nee nañ fayu ñu prof yi. muy nag ay yëngu-yëngal yoo xamante ne établissement privé yi muccuñu si ñii di grévistes yi songu nañ leen waral sax ba mu am si ñu amee ay gaañ-gaañ. ñoom élèves yi jógee ci ay écoles yu wuute di ñaax nguur gi ngir mu saafara jafe-jafe bi ngir rek ñu mën a amaat école bu dal. defuñu dara ñu fay prof yi ñu fay professeurs yi ñu jàng Macky Sall dafay professeurs yi ñu jàng ndax suñu avenir tamit dafa compter wax dëgg. sayam docteur Samba Gueye Amadou Traoré Adama Ndiaye HLM 4C bokk ci école yi nga xamante ne ñu ngi doon amal yëngu-yëngal ñii di élèves yi nag di ñaawlu boobu situation di xamle ne lenn dong la ñu bëgg mooy dellu ci classe yi. ndar képp wàllum njàng mekk njàngale mi soxna Biguèye ne coow ca dëkk bu sell ba Touba Mbacké junjoon naa ko ci ndorteelu xibaar yi bokk na ci ambassadeur kii di Christophe Bigot mi teew réew bu France fii ci Sénégal solo nay dalam dem yóbbu njaxalam ca Touba ginnaaw làqu Serigne Cheikh Sidi Al Muxtaar Mbacké yóbbu njàlle teg ko ci loxoy kii fa toog wutu ko di Serigne Mouhamadou rek Mountakha Mbacké mu Cheikh Mouhamadou Bachir waxtaane nañ fa lu yaatu ndax lu jëm ci wàllum njàng taxaw na ne nag daa ci def kéem kàttan ba éducation booy gën a mën a yemb waaye tamit xamle na wisit boo xamante ni di ab tukkim nimmiku seen kilifa ga nekk ca France di Emmanuel Macron dana ko amal fii ci xew bu Sénégal te danañ waxtaane lu gën a xóot ci wàllum njàng ba mu génnee nag am na kàddu yoo xam ne dénk na ko sunu ndaw ba ñu fa toogal di El Hadji Modou Gueye. Nous avons parlé. waxtaane na ak kii di xalif général des Mourides mbiru jàng ndax dëkk bu xam ne population ba ay ndaw ñoom ñoo ci ëpp bu mel ni Sénégal mbiru njàng def ci am solo. te ndaw yi dañu war di jot message yu baax yoo xam ne moom mooy tax ñu mën a jubanti seen dund moom xalif général bi nag dalal na suma xel ndax wax na ne dina gën a bàyyi xel mbiru jàng ci fi nga xam ne mooy Touba. fàttali naa ko tamit ne ko kii di président Emmanuel Macron dana fi amal benn tukki nemmeeku bu ñaari fan ci Sénégal. te li koy gën a yitteel li gën a am solo ci tukki nemmeeku boobu bokk na ci mbiru jàng ak jàngale ndax yaakaar naa ne jàng ak jàngale moom mooy yor am réew mooy doxal wàllu koom-koom mooy doxal wàllu culture mooy doxal tamit wàllu social ak sax wàllu politique. kii di xalifa bi tamit informé naa ko ci li nga xam ne moom mooy partenariat mondial pour l'éducation te li ci gën a am solo mooy campus universitaire bu mag bi nga xam ne franco-sénégalaise la te ñu war ko lancé ci jamono yi di ñëw. franco-sénégalais. jugee Bawol ñëwaat sow wax nag ca penc ma bokk na ci nag fexe ba xabaar ba fay soxe ko wala bokk na ñu doxalee askan wi mën cee jotandi moo tax kuréel gi nga xam nag mu ëmb mboolem ñi yëngu ci wàllum xarala yu yees yi ñu duppalee TIC ñu fas yéene cee bay seen waar taxawal projet boo xamante ni projet bi dina mën a gunge askan wi ba loolee lépp mën a yemb ci lépp loo xam day tukkee ci liggéey ñii di ndaw yi ca penc moo mu mel ne nag ki nga xam te moom moo di soxna Adjara Ndiaye moo ci defal élément bi. tegaat citoyen bi ci wàllum démocratie loolee muy mbëbëtu projet association sénégalaise bu liggéeykatu télécommunication wi ñoom nag fas yéene nañu jox ki nga xam ne mooy citoyen bi ay jumtukaay yoo xamante ni dina tax mu mën a dugal loxoom waaye it comprendre ndogal yi am ci parlement bi. Sénégalais yi xamuñu ci 12e législature bi lan la député yi liggéey information les seules informations yu Sénégalais yi di jot ci député yi durant toute la 12e législature mooy li doon xew en séance plénière mooy xuloo yeeg wax ju dëgër jeeg yooyu lañ gis. or boo xoolee li ëpp ci liggéeyu député bi mooy ñu ngi ko defee dans les commissions te loolu Sénégalais yi amuñ ci benn information moo tax nag projet bi li mu jub mooy que dem jël
document parlementaire yi mooy journal des débats liggéey ko pour xamal askan wi naka la liggéey yi député yi di liggéey. projet bi leen nag di liggéey tamit ngir taxawalaat yamale gi am ci assemblée bi ci jigéen ñi góor ñi. boo xoolee assemblée nationale bi ñu génn mooy assemblée boo xam ne fa la jigéen ñi ëppee ci histoire parlementaire du Sénégal boo ko xoolaatee tamit di nga gis ne askan wi xalaat nañ ne assemblée bii génn li ñu def kat doy na waar loolu jàngat bi nga ci njëkk gisee mooy que jigéen ñi bëri assemblée amul njëriñ ci assemblée bi te loolu ku ko wax nga loo xam ne da nga wax loo ne rek ak amul dara loo mën a génne pour firndeel ko moo tax ci projet bi ñu dañuy fexe di topp jigéen ñi liggéey mi ñuy def ci législature bi pour xamal ko askan wi parce que ëllëg jigéen ñu gën a bëri mën a dem assemblée. ambassade France daal di dugal xaalisam ci biir li projet ñu dippee ko seetantalu citoyen bi ci biir assemblée nationale bu Sénégal mbir mi nag bu ñu sukkandikoo ci ki jiite association bi àddoowul ak dara ak lu jëm ci wàllum politique. ci téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeenti lettres yi nga xam ne yónnee nañ ko député yi ngir wax leen lu jëm ci projet bi juróom-ñeent rek ci ñoom ñu ci wuyu ci noonu nag la SUTIC taxaw na tembe ngir wut bépp information boo xamante ni mi ngi am ci parlement bi ngir rek citoyen bu nekk mën a am ab xalaat bu leer ci liggéeyum député yi. Ndiaye Ajaratu bokkoon na lu ma junjoon ci ndorteelu xibaar yi soxal bokk moomeel yi lu ci jëm ci tamit ay quartier yombul ñu di ko teg gët soxna jiite ko bi yoon nag am na HLM 4 ñu ngi fa teg ñuy wax Adja Anta Diop kooke nag askan fay yeewu ñu gis ay xar baaxam ak na mu jikkoo ca gox ba tax daal ñu wóolu ko dénk ko te moom moomee ñu ko dénk nee na dana def kéem kàttan ba liggéey boobee mu def ko ci anam bu mucc ayib ñu àndi ceek soxna leen cun atum 1972 la dëkk ci gox bi di HLM 4 Adja Anta Diop ñu gën koo xamee ci turu Ma Anta tey jii mooy chef de quartier gox bi mu di ñetteelu jigéen bu doon chef de quartier ci gox bi le délégué de quartier yi nekk ci HLM bi kii mooy ñett lañ fi mu toll nii yàlla dafa def comme délégué de quartier yi tànn fii ren muy juróomi délégué de quartier ñaar ñi ay jigéen lañu ñett ñi ay góor lañu. Adja Anta mu doon jigéen bu jàmbaare am fullaak fayda ca nañu ko xamee loolee bokk ci li ñu gën a xam ci moom rawatina lu ëpp fanweeri at ak juróom yu ma xamanteeg ndaw si. am na fanweeri at ak juróom ñu ànd maak Anta ba ma ko xamee ba léegi lu baax lañ ko xamal boole nit ñi nekk benn. ci taxawaay bu yees bi mu amee chef de quartier bi ne moom liggéey bi nu mu waree dina ko doxalee noonu. fi ma dugg ba léegi génn gu ma fi asalam nag nekk nit ñu baax doon ay gor doon ay jullit doon ay jaboot te kenn ku ne sa njaboot amuloo dara lu la ca yàqal. mu am daanaka lu toll su juróom ñetti fukki at moom Adja Anta moo ngi dëkk ak juróomi bantam yàlla jot cee moom juróom benn mu di lu metti lool ci jaar-jaaram waaye taalibe sëñ Babacar bile delloo lépp ci loxo borom bi. leen cun lu jëm ci wàllum politique ba tey bokk na ci lu soxal njiitu réew président Macky Sall ñi nga xam nag ñoo di waa RAMP nar a taxaw temm gunge ko si rek jongante yi ngir mu teguwaat ci bopp réew mi waa RAMP nag ñoom ne lu soxal ñàkk déggoo gi dox ci diggante ku jegeek ñoom ci gouvernement bi wàllum nag lii di caution beek ak nañu war a doxale ci wàllum bulletin unique bi loolee nee na du guléet ndax yàgg naa am ci xàll wi ñuy jëm ci jongante ñu duppe bi maanaam processus électoral ñu teewlu ci nu mu gën a yaatu Mouhamadou Samb. RAMP di mbootaay gi ëmb mboolee mi acteur ak mouvement ngir sukkali réew mi ëllëg ñooy féddali seeni kóllëre ci njiiti réew mi président Macky Sall ci ab ndaje bu mu doon amal ak taskatu xabaar yi secrétaire général bu RAMP kàddu yu mu njëkk a yëkkati moo di tontu njiitu réew bu États-Unis Donald Trump. wax bu nga xam ne wax bu ñaaw wax bu nga xam ne mënuñu ko qualifier sax mënuñu wax sax nii la mel boo xam ne président des États-Unis moo ko wax yaakaar naa ne ku nekk Sénégalais ku nekk ñuul ku ñu nit bu ñuul. ku nekk sax citoyen avec du monde c'est-à-dire ku xam ne gëm na ne adduna bi benn la nit yi yëpp benn lañu kenn rafetul wax bi. Amady Dieng di ñaan itam ñii di kujje gi ñu wuyu si ci waxtaan bi. boo nekkee ci bërëb nga bokk si ñu ne la ñëwoon ñu waxtaan warul am condition parce que xuloo amul foofu ŋaayoo amul foofu ku nekk dafa bëgg am rawante moo fa nekk donc yooyu yaakaar naa dafa waroon fas d'ailleurs gis nga ne évolution PDS.
léegi nangu nañu ñëw. ñetti ponk yi waral gis-gis yu waroo bi naxasal débat politique bi moom Amady Dieng di xam ne ni yii les poñ doonul lu bees ci wàllum pal gi. la question du bulletin unique posé na ko 2012 ma ne la question bulletin unique 2012 posé waa PDS ak ñu àndoon ak ñoo mooy bañ la question du parrainage 3 points yooyu nga wax depuis que Sénégal nekk Sénégal point de convergence de divergence tous les régimes. mbootaay gii di ramp soobuwaat nañ bu baax ci géewu politique bi ak ci seenum ànd ak njiitum réew mi ñoom acteurs et mouvement pour l'émergence seenum bébét moo di falaat président Macky Sall. ñii di am mbébét di liggéey lu jëm ci wàllum nag ay pañe mu mel ne nag liggéey la boo xamante ni tar na lool te metti te it nag dundal gëm leen war a dundal dafa tumu rànki ndax it jafe-jafe bokk na ci bañ koy jëlee ca Gàmbi lañ koy liggéey di jumtuwaay ba bañ koy ne Sénégal lépp ay méttit la rawatina ñàkkub jàpp buñ koy jaayee di ab marché boo xam daal dañ fa mën a fësal seen produit yooyu lay di ay pañe yu ñu defar ba noppi loolu lépp dañ ciy ànd ak kii di Pape Ousmane Cissé ci mu gën a yaatoo. lii di pañe doonut lu yomb ngir yegg ci mujjantel ba am ay pàcc yi ñuy jaar ki ci yëngatu nii di ñu fësalal processus yi muy jaar. matière bi moom mooy matière bi nga gis ni ñu di ko wax feuille de rosier waaye ci wolof ron lañ koy wax ron waaw te moo koy wax feuille de rosier waaye ron la tudd quoi mooy garab yooyu nga xam ne ci lañu jëlee kóol yi quoi waaw garab yooyu la ñu koy defaree mais seulement nag feuille bi ñun duñ dem ci àll bi di ko uti Casamance lañ koy jël dem di ko jëndee ñu di ko indil fii transport xam nga pour mu jógee Gambie di ñëw fii ci baj bi lay jaar te baj bi tout le temps nga mën cee jot noonu quoi fekk rang bi serré mën nga fa am une semaine mën nga fa am 15 jours ça dépend dara. ñàkk amuk marché gi tax njaay mi mën a yomb doon ponk bu jafe ci métier bile ñi ci yëngatu di ko fësal. exporté moom muy dem bitim réew moom loolu moo amul moyen loolu suñu amul moyen kon suñu liggéey dina kon macha allah waaye nag amul moyen te am na ñoo xam ne dañuy dem ci côté Wakam wala Sandaga wala yeneen yi xam ne am na espace ñu di fa exposé di ko fa jaay léegi loolu nag sa classe bi bu fa jaaree soxla dara ñuy ñëw fii commande ñu ko defal ñu defal ñuy. gàllankoor boobee tax ba ñi ciy yëngatu di ko jëfal seen bopp mooy ut ki war a jënd seeni produits yi la te njëg yi jàppandi ci kaw ku ci nekk pañe bala ca gënal. parce que pañe bu nekk na ak façon pañe bu nekk ak façon ak prix waaw prix bi moom mënuñu ko dépassé ci suñuy maam la commencé woon suñuy papa suñuy yaay ko ci ñun nii xam naa séance bi moom xam naa wóoru gaa yi ci lay mujj. waa ji di ñu xamal ni métier bi daf ko doon ci ay wajuram waaye li nga xamante ni la ci ragal mooy ni boo moyul bile métier dana naax saay ndax ñu ci ëpp ci génération bile daanaka fullaaluñu bile métier. Papa Ousmane Cissé am na solo lool pañe boobee bala nga xam ñu duy ko bam fees indil la ko ñu agsi yéen ci njobbaxtalu xibaar yi li ñu xëyandoo tey ci yëglekaay yi Serigne Modou Mbacké ñoo moo ñu ko jàngal. yëglekaay yi xëy di génn ñoom ñëpp ñëw xëy Sénégal tolluwaay bi Les Échos ni réew mi naatut nooyut neexul mbir maa ngi saf wopp su màgget folaal ma ngay mettim lu waral feebaru Sénégal gi mooy bor bi Sénégal lépp moo bari yëglekaay bi ni xoolal bu nee ba nga xamante ni bii bor bi Sénégal am ëpp na budget Sénégal ñetti yoon kon lii ëpp na yëglekaay bi ni lii moo tax FMI delluwaat na dànkaafu Macky Sall ak nguuram ni leen attention xadada li ngeen nekk ëpp na seen bor bii ngir ngeen fay ko bu yàggee doon doon ci yeen problème yëglekaay bi ni lii moo tax FMI bind na bataaxal yónnee ko njiitum réew mi ak ministre bi dénk wàllum nafak réew mi di économie finance di Amadou Ba moomu leen ngir wax leen ni nañu xoolaat seen doxalin ndax nag Sénégal ci boppam li mu amee ci bor ëpp na ca it bor booy fay lépp lu ndaw moo ca gën ngir sam koom-koom bañ a suux wax su pop ni mooy dëggum FMI day joxar bi waat na baaraam état bu Sénégal Macky Sall lay waxal nañu ko day jot na nga xool pexem wàññi li ngay lepp ndax nag
li nga lepp ëpp na ci bor ca nag bor day am fu muy yem bu demee ba ëpp ñetti yoon sa budget xamal ni kon nekkatul lu jaadum FMI yëmu ci yokku na ca ni élection présidentielle jege si nam ci élection yu day bu ndefu ndànk lañ nar a dugal ci ay koppar dana bareeti lool te lii day mën naa gën a biimeel koom-koomu réew mi yëglekaay bi ni li ko waxal mooy Sénégal ci boppam ba Macky Sall nekk ci bopp réew mi ak léegi liñ dem élection moo bari dem nañ ci référendum dem nañ ci législative daanaka juróomi élection yoo xamante ni bi lu ëpp ñeenti élection yoo xamante ni bi am na fi ci lépp day dañ cee dépensé ay milliards yëglekaay bi ni lii moo tax FMI tiit na xam ni élection présidentielle yi dana yokkaat bor bu Sénégal ba mu yeggati fu gën a kaweetim ca nag askanu Sénégal ñu cay fay kaasin tojut direct fa moom fële si benn wàll ma nga élection présidentielle 2019 yëgle kaay bi ne da waaw fi ñu toll nii day mennum Idi Kot la ñu gis moom jiitu parti réew mi mu doon adversaire boo xamante ni bii potentiel la ngir mën a jàkkaarloog Macky Sall keroog élection présidentielle 2019 yëgle kaay bi ni lu ko waral mooy Karim Wade mi doon yaakaar day ma nga bitim réew mënut a ñëw Sénégal Khalifa Sall mi doon jéem a cëpp-cëppim Macky nguufaan na ko def ko ci kaso bi kon fi ñu toll nii Idi moo fi des Idi moomee nag day ndax xam dina am capacité daane Macky ak nguuram loolu day mooy laaj bu ñëppi laaj enquête ni laaj bi day Barthélémy Dias moo ca tontu Barthélémy neenam amul Idi amul keneen ñoom seen plan A ak plan X du kenn ku du Khalifa Sall enquête yëmu coom ñëwaat na ci Macky Sall njiitum réew mi le chef de guerre Macky déclaré na guerre rébellion bi maanaam Samba Boy yi nga xamante ni bi ñoo lëmbee Sénégal di fi indi ay njombem yëgle kaay bi ni Macky lam leen wax leer na nee na leen day na ngeen jëfandikoo bépp moyen bu ngeen am ngir nag na sa xël Samba Boy yi nga xamante ni bi ñu ngi lëmbe Sénégal ba tax askanu Sénégal kenn mënatul nelaw yëgle kaay bi di la Macky Sall wax armée bu Sénégal laas ni mooy dëgg Macky kay ma ngay kañ ak a bàq sunu jàmbaar yi ngir nag ñu wane dëgg ak njàmbaarteem maanaam wër Sénégal duguru xooruqum ba rënkër bi rënku Samba Boy yi nga xamante ni bi ñu ngi rënku ci ay roq ci biir Sénégal giléem ngir nag Sénégal mën a am jàmm li la yéene kaay bi xëyam moom laas quotidien l'observateur fële si benn wàll yëgle kaay bi ni dëgg la coow li bari na élection présidentielle ñu ngi koy wàcc benn bokk yaakaar taxaw fële Manko taxaw Sénégal taxaw fële Cheikh Bamba Dièye moom nee na ak lu coow li mën a bari opposition bi li gën ci ñoom mooy ñu am benn candidat maanaam jël kenn ngemb ko ngir mu taxaw jàkkaarloog Macky